asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñi ngi nuyu ñi fi teew ñépp ku nekk ci sa tur ak sa sant di leen ziyaar di fas yéene ubbi waxtaan bi nga xamante ne nii mi ngi jëm ci gouvernance locale ak développement économique naka la tëddee ci yoonu murit bu ko defee waxtaan bi liñ ci jublu te ñu sas ko mooy ñu xool ndax gouvernance locale bi yoonu murit tëral ni muy doxale mbir yi maanaam dina mën a indi li ñuy wax développement économique local bu ko defee dafa mel ni ñaari mbir la bu njëkk bi mooy gouvernance locale nu mu tëddee nu ñu ko gisee ak naka la mën a indee fan la féete li ñuy wax développement économique local mu nekk laaj bu am solo boo xamante ne nii dina dëppoo ak jamono tax muy dëppoo ak jamono mooy ne lu jëm ci wàllu gouvernance ak développement dafa nekk ay mbir yoo xam ne amul fu mu yam maanaam day indi ay xalaat yoo xam ne du dakk mukk ndax saa yoo réglé lenn ci wàllu gouvernance mbaa saa yoo réglé lenn lu jëm ci wàllu développement dina am yeneen défi ak yeneen enjeu yu bees yuy taxawaat sa kanam donc mu nekk benn réflexion boo xam ne day nekk une réflexion intemporelle mais jamono ji buñ ko xoolee li tax ñuy rafetlu thème bi mën nañ ko wéer ci ñaar mooy ci li ñuy dund ak li ñuy dégg dafa mel ni état yi maanaam état africain yi surtout dañuy jànkonte ak ay problème mu gouvernance mel ni it société yi rawatina société africaine yi dañuy jànkonte ak ay problème mu développement ndax ku ne xam na ne Afrique bokk na ci continent yi nga xamante ne nii moom moo gën a ndóol ci àdduna loolu buñ koy tàmbali dañu bëgg a leeral concept yi ba mën a bokk fi ñuy waxe maanaam li ñuy wax noonu lu mu doon gouvernance dëgg la concept la boo xam ne fi ñu toll nii dafa nekk concept bu siiw ñépp di ko wax di ko boole tam ci lépp ñii di wax bonne gouvernance ñii di wax gouvernance démocratique ñii di wax gouvernance tout court
ñii di wax gouvernance légitime ak yu demee noonu dem ba tasaare ko sax ci biir ay secteur di wax gouvernance institutionnelle di wax gouvernance budgétaire gouvernance des institutions de la société civile maanaam gouvernance des ressources naturelles maanaam dem ba koy décliner ci ay secteur ak ay thématiques yu bari ba nga xam ne ñëpp àndandoo ci benn définition pour ne lii mooy gouvernance dafa xaw a am ay jafe-jafe moo tax saa yu ñu koy tàmbali dafay baax ñu leeral gouvernance naka lañ koy déggee bu ko defee ku nekk xam fi nga xamante ne ni foofu la ñuy waxe duma jéem a définir gouvernance damay bëgg wane rek approche yi nga xam ne moom moo am ci gouvernance ak li nga xamante ne ni moom mooy màndargaal gouvernance approche yi ñaar la dafa am benn approche boo xam ne dañ naan mooy approche formelle de la gouvernance ak li nga xamante ne ni moom la ñuy wax approche substantielle de la gouvernance approche formelle bi mooy li nga xamante ne ni mën nañ ko tëkkale ak bonne gouvernance nga xam ne li yitteel ñi nga xamante ne nii doxalin boobu lañ am ci gouvernance mooy masalan boo demee ci démocratie na am multipartisme maanaam na am parti yu bari ci réew mi na amit ay joŋante ay élection yoo xam ne dañ koy amal ci réew mi moo xam juróomi at yu nekk walla juróom-ñaari at yu nekk mu doon élection yoo xam ne dañ naan dafay mucc ayib ñëpp ànd ci résultat yeeg yu demee noonu bu ko defee ñu ne ci approche formelle boobu tamit ñu ne xaalis bi buñ koy saytu dañu war a am ay procédures yu leer yoo xamante ni nii kenn du mën a luubal xaalis bi ak yu demee noonu am ay institution ak ay autorités yoo xam ne ci élection lañ leen di tànne yu demee noonu donc nga gis ne approche formelle boobu day focaliser wu ci loo xamante ne nii maanaam ay procédure rek la ay yoon yooyu aw ak ay événements yuy xew comme ay élection ak ay kuréel yuy taxaw te du ñu seet la ca biir dëgg-dëgg lan moo ko lal loolu mooy waral mu am approche boo xamante ne ni moom la ñuy wax approche substantielle moom nga xam ne yuqu gouvernance lay indi bu ko defee foofu gouvernance day daal di intéressé wu ci li nga xamante ne nii mooy jëm ci wàllu éthique ak ay valeur ndax lii am na éthique ak ay valeur fan la tollu ci li nga xamante ne ni moom la ñëpp seq ak ni ñuy doxale li ñëpp bokk ndax éthique ak valeur mi ngi ci biir day indi tamit ndax pouvoir yi nga xamante ne nii moom moo war a doxal société bi ndax ñi ngi sàmmoonteeg la nga xamante ne nii moom la charte yi wax ni noonu la war a tëdde ak noonu la war a doxe ndax pouvoir yooyu mi ngi ci loxo ay nit ñu baax entre guillemets ndax pouvoir yooyu suñ koy doxal ndax nit ñi ñi ngi ciy gis seen bopp ndax pouvoir yooyu suñ koy doxal dina mën a paj aajo doomu aadama yi ak société yi donc nga gis ne ñaari doxalin yooyu yamuñu maanaam bële dafa mel ni xott rek li mu nekk xott nag moo tax toujours approche boobu day indi ay problème dinañ ci dellu si
ci exemple bu ñuy joxe ci wàllu élection ci kanam incha allah mais approche boobu boo ko yamalee foofu rek ay jafe-jafe rek lay indi mais boo ko lëkkalee ak approche substantielle bi bu boobaa ngay am véritable gouvernance donc ñun suñu wàllu bopp noonu la ñu déggee gouvernance dafa war a lëkkale ñaar yooyu yëpp mooy ne dafa war a am benn substance benn contenu boo xamante ne nii dañ koy jaarale ci ay procédures ak ay institutions ak ay agenda yu demee noonu mais yuqu googu contenu boobu société bu nekk yow yaa war a inventer sa propre gouvernance ndax gouvernance day indi régulation société bi mooy permettre société bi am stabilité mooy permettre société bi am prospérité ñaar yooyu nga xam ne mooy finalité contrat social donc moo tax bu ñu weesoo clarification boobu day indi beneen laaj ndax kon modèle de gouvernance mën nañ ko jël rek sotti ko plaqué ko ci beneen société ndax modèle de gouvernance lu mu rafet lu mu taaru lu mu am résultat xëj na sa société walla communauté bañ koy appliquer foofu la baaxee mais xëj na soo ko toxalee noonu bañ ci soppi dara bañ ko adapté def ko ci beneen société peut-être que du am taar boobu du am résultat boobu maanaam stabilité ba nga doon am ci société bële wóoru la ne boo ko plaqué ci société bi noonu lay demee résultat yi nga doon am ci société bi wóoru la ne boo plaqué modèle de gouvernance bi ci beneen société loolu lay joxe d'ailleurs loolu moo tax sax ñu bari jàpp ne crise yi nga xamante ne ni moom lay jànkonteel fii ci Afrique crise de la gouvernance la te li tax mu nekk crise de la gouvernance mooy dañu dem jéggaani ay contenu ak ay institution yoo xamante ni dëppoowul ak ñun li ñu doon méngoowul ak li nga xamante ne ni mooy suñu identité mooy suñu yëg-yëg mooy suñu bëgg-bëgg donc xëj na kon modèle mouride de gouvernance bi indi développement économique bi xëj na buñ ko jëlee noonu def ko recette def ko genre prêt-à-porter plaqué ko ci yeneen société est-ce que dina produire même résultat loolu questionnement la boo xamante ne nii aussi il faut que ñu amal ko donc mais bu fekkente ne même milieu yi lañ koy appliquer dañuy dem ci même milieu yi di ko fa amal bu boobaa dina sotti dina mën a sotti moo tax ñu ne ginnaaw modèle rekk ci wàllu gouvernance modèle yi duñ ko répliquer maanaam duñu ko cloner mais modèle bu nekk mën nga nekk source d'inspiration maanaam nekk loo xamante ni nii mën nañ ci inspiré wu pour créer modèle pour créer système de gouvernance walla système de développement boo xam ne day adapté ak say réalité day adapté ak say références socioculturelles ak yu demee noonu moo tax ci traité sujet bi ci traité mbir mi ñu nekkoon léegi niñ ko bëgg a jaarale nii la dañuy jéem a xool ay principes communs ndax gouvernance li muy wuute ci société yi ci gox yi ci continent yi ci époque yi
dafay am lu ñuy wax ay principes communs de gouvernance nga xam ne day nekk ay nattuwaay yoo xam ne ak foo mënti nekk ak société boo mënti bokk loolu mën nañ ci natt ndax am ngeen modèle de gouvernance bu baax ndax am ngeen modèle de gouvernance boo xam ne tax na ñuy wax modèle de gouvernance ndax am ngeen modèle de gouvernance boo xamante ne nii dina mën a indi ñaar yooyu nga ñu wax sànq muy stabilité ak prospérité ci société yi moo tax ci doxalin ñu bëgg indi principe commun yooyu bi ci njëkk mooy la légitimité des institutions et des autorités qui les incarnent ndax système bi ñu nekk kuréel yi koy doxal ak kilifa yi nga xamante ne nii ñoom ñoo yore kuréel yooyu ndax benn ñoom kilifa yi mel nañ na nga xamante ne nii dëppoo na ak nañu war a mel ndax mission bi ñuy doxal ñi ngi koy doxal nañ ko war a doxalee ndax ñoom seen bopp nekk nañ ñoo xamante ne nii nit ñi gis nañ seen bopp ci ñoom donc muy légitimité institution yi règles yi ak autorités yi nga xam ne ñoom ñoo leen di incarner loolu système de gouvernance boo dem nattukaay la pour xam ndax système bi baax na beneen bi mooy projet de gouvernance bi maanaam ani lan moo boole nit ñi ak fan lañ jëm ndax ñoom leer na seen bopp ànd nañ ci te soobu nañ ci projet de gouvernance boobu tamit deuxième beneen élément la boo xam ne dinañ ci natt ndax gouvernance bi am na solo ñetteel bi mooy acteurs yi maanaam doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo seq système de gouvernance bi xam nga bu njëkk bi waxoon nañ ci gouvernants yi maanaam kilifa yi nga xamante ne ñoom ñooy jiite mais bii acteurs yi day daal di doon ñi nga xamante ni ñoom la ñu jiite ñoom seen qualité ñoom naka lañ tooge naka la ñuy participer ci gouvernance boobu ak naka la ñu gisee ñoom système bi ndax gis nañ ci seen bopp est-ce qu'ils connaissent et reconnaissent le système donc est-ce que ñoom légitimer nañ système bi et enfin quatrième point bi mooy doon façon bi maanaam manière bi nga xamante ne nii noonu la ñuy wéyale système de gouvernance bi donc pour aller très vite bu ñu jëlee bu njëkk bi légitimité des institutions des règles et des autorités bu ñu méngalee bu ñu interroger système de gouvernance mouride ak système de gouvernance bi nga xamante ni moom la ñu am ci état yi li ñuy njëkk a gis mooy ne ñoom façon bi ñu leen di tabbe bokkul bu dee ci état bi tabb bi day aju ci li ñuy wax élection démocratique donc jamono ju nekk dañuy woote bés boo xam ne nit ñi dañuy dem sànni ay xob ku ëppale ñu ne la yow la ñu fal donc loolu mooy système mu légitimation bi mais légitimation boobu ku ne xam na ne xaw na doy waar li ci doy waar mooy bu ñu jibee ay élection maanaam benn xel dootul dal ñépp ñi ngi yaakaar ne réew mi dafay tàkk ñuy sàkku ay ñaan di woote naan nañu dal et cetera ndax foofu approche formelle gouvernance bi ma leen waxoon daanaka moom la ñuy appliquer bu ko defee dañuy xëccoo boo xamante ne nii ku nekk daf lay jaral lu ne te loolu mën a tey xel
ndax ku xool problème yi Afrique di jànkonteel dañu yaakaar ni dañu waroon tollu jamono joo xam ne dañ naan ku bëgg a jiite du ñu gis kenn ku yëkkati loxo ndax problème yi tar na tar boo xam ne maanaam waruñu woon jooy candidat yu bëri li ñu waroon jooy mooy ñàkk candidat bu fekkente ni nit ñi am nañ conscience si li leen di xaar su fekkee dañu war a régler problème yooyu mais demeewul noonu boo demee si modèle mouride foofu mode de légitimation bi du élection parce que foofu maanaam li am solo du xëccoo ndax tey bu fekkante ne woon dañu ne dañ koy jéem a jaarale comme élection yi amaan na du am candidat gis nañ ko ci débat bi amoon ci wàllu parité ñu ne par exemple liste Touba du liste paritaire ñu gis soxna yi murit yi ne ñoom lii moo leen doy ñoom soxlawuñ parité ndigalu sëñ bi ci lañ tënku kon nga gis ne foofu am na woroo donc qualité foofu qualité pouvoir bi ak qualité personne bi koy incarner moom moo ëpp solo que kan mooy doon mbir mi donc mode d'institution bi dafa waroo nga gis ne kon mode d'institution bii dafa nekk approche substantielle nga xam ne dans le fond la ñuy dem et non dans la forme mais am na tam waroo ci naka la kilifa gi di doxale pouvoir yi mu yor boo demee ci modèle mouride gouvernance pouvoir bi autorité bi kilifa gi yor moom da koy doxal ngir doxal projet bi nga xamante ne ni moom la communauté bi bokk maanaam dafay servir le projet mais moom il ne se sert pas du projet li muy ut mooy projet bi jëm kanam mu daje ak ngërëmu sëriñ bi wante moom fexewu ci yëfu boppam donc te it règle ya nga xamante ne nii ci la communauté bi tënku moom ci boppam moo say jiitu muy exemplarité moom moo say jiitu ba pare dafay am sens du bien commun maanaam donte moo yilif ñépp li ñépp bokk moo koy njëkk a fonk moo koy gën a fonk ñépp te loolu mën nañ ko am ci exemple yu bari ku nekk mën nga xool Sëriñ Fallu Mbàkke ak sa bi muy tabax jumaa ji ba julli ca nga xool valeur bi nekk ci jumaa ji ak këram nu mu meloon kon nga daal di xam ne kii bu la nee moom projet communauté bi ci la nekk di nga ko mën a gëm ñaata nit lañu fal ci wàllu àdduna ba mu faloo la mu njëkk a def mooy daaneel këram ngir tabaxaat ko te boo demee ca fañ ko fal moo xam mairie la moo xam lu mu doon foofu amul benn coppeeku ci wàllu taaral walla yeesal kon nga xam ne ci wàllu gouvernance bokkuñu ay façon ku ne xam na ku mel ni sëñ Abdou Lahad sëñ Saalihu ñoom ñëpp xam nañ bi nga xamante ne nii wàcc nañu liggéey seen patrimoine bi ñu ko estimé ak la jaar seeni loxo ci ay milliards jëm ci liggéey bi loolu da ngay daal di gis ne sens du bien commun boobu sens du bien public boobu ñoom dañ koy incarner
donc modèle mouride day incarner loolu te da koy fësal ci exemplarité boobu. mais bu ñu demee ci modèlu état bi dañuy gis ne maanaam dafa mel ni politique bi nit ñuy def genre rente la, système de rente la, maanaam da ngay investir pour falu, boo faloo yow ak say ñoñ ngeen daal di la ngeen investir woon yëpp ngeen daal di koy récupérer ba daal di siy teg sax bénéfice. jàpp li nga xamante ne moom la ñëpp bokk muy le bien commun, bien public, nga daal di koy jël def ko sa yëfu bopp, sa alalu bopp, di ca def naka ca dul noonu. waruwaay bañ la jox pour nga koy liggéeyee nga jël ko say doom di sa jàngi l'école, say soxna di ca dem marché ak yu demee noonu. nga gis tamit ne même règle ya nga xamante ne nii yow yaa waatoon ne da ngay sàmmonte ak moom te di nga fexe ba ñépp képp kuy sénégalais sàmmonte ak moom, yow yaay njëkk a jalgati règle yooyu. donc foofu day am problème mu exemplarité. bu ñu xoolee jamono ji ñu toll muy campagne électorale dañ koy daal di gis ku ne xam na ne yoonu Sénégal àtte na ba jurisprudence taxaw ci temps Ablaye Wade ne président de la République mënul nataalam bokk ci ay affiche campagne législative, muy règle boo xamante ne nii kenn mënu koo werante. mais ba ko yoon doxalee ca temps Ablaye Wade nu ñu def, dañu daal di jël taqandeeram def ci ginnaaw. xam nga loolu mooy fowe yoon. tey yow yaa waatoon ba ngay prêter serment ne di nga respecter loi ak constitution réew mi, te tu feras respecter loi ak constitution réew mi, donc nga waat ci neen. tey jii buy Wade passé gis nañ ko ci campagne bi, bu ñu xoolee affiche Benno Bokk Yaakaar yi ñëpp a ngi siy gis président Macky Sall, te moom it dafa waat ni dina sàmmonte ak yoon te dina fexe dina sàmmloo sénégalais yi yoon. donc pour dire que ne modèle bi nga xamante ne nii moom la modèle mouride di incarné ak modèle bi nga xamante ne nii moom la njiitu àdduna yi di incarné dafa woroo, bokkuñu dara. te pourtant dinañ ci dellu si ñoom ñëpp ay sénégalais lañ, nag. donc loolu ay mandarga la. donc xam naa waaw mi ngi may wax 5 minutes, waaw kon ma gaaw rapidement rek tënk. beneen bi mooy projet de gouvernance, maanaam fan lañ jëm ak lu tax ñu fay jëm ak nu ñu fay jëme, muy indi vision, indi finalité, indi objectif. fii ci modèle gouvernance mouride projet bi dafa dëggu ndax boo xoolee ka ko sos lam ko jaral rekk ba mu waral ko mu jaar fa mu jaar yépp, jànkonte ak ay coono ak i nattu, dalay wan que ne kii projet bi lu mu gëm la, du projet caaxaan. donc murit yi gëm ci seen gouvernance ne kii ñu topp xam na fa mu jëm, xam na fa mu ñu jëmale. donc muy caractère véridique projet, te projet de gouvernance bu véridiqueul amul vision, taxul ñuy wax. mais bu ñu demee ci beneen projet bi, par exemple dañ la naan loolu de waxu politicien la. donc ça veut dire que ci projet bi nga xamante ne ni moom lañ lay présenter dans le cadre de la modernité, day nekk projet boo xam ne yow jàpp nga ne ka la koy présenter, ka projet bi tax a jóg gëmu ko, yow mi koy wax gëmoo ko, yow mi mu koy wax gëmoo ko. ngeen bëgg ànd nag ci naxante yooyu pour ne da ngeen di taxawal système de gouvernance boo xam ne dina leen may développement. xam nga loolu dina doy waar, te loolu lu bari da koy firndeel, ndax ndëgginu projet boobu sëriñ bi xàll te murit yi nekk ci, am na waxu sëñ Abdou Lahad bu koy firndeel. mooy ba muy wax ne sëñ Moustapha Bassirou mii lim may déggal
maanaam bi muy wax ne wérdu tiijaan ak wérdu xaadir waat naa ci yàlla ni fi ma toog wérdu wu ko féete kaw amul wante su ma fi jóge woon ne damay dem sëñ Moussa Bassirou mi du ma topp donc loolu day indi dëggu gi nga xam ne moom la projet bi dëggu ak ñi adhéré ci projet bi dëggu gi ñu dëggu ci kii boobu ba nga xam ne dara du leen génne projet bi ci la ñuy nekk ne ko dann rek de bañ a taxaw beneen bi mooy continuité ak enrichissement projet maanaam qualité projet de gouvernance bi fii ci modèle gouvernance mouride projet bi dafay dem rek macha allah moo tax ñu naan amul tànku ginnaaw day dem rek tànku kanam rek la am day avancer loolu day indi day da nga koy lëkkale ak mode d'institution bañ waxoon ndax bu fekkente ne yow pour ñu tabb la il faut que ngeen contranté pour kenn soog a mën a génn kon kañ yow saa yoo ñëwee que la jiitu la mu defoon lu ci bëri da nga koy nasaxal da ngay jàpp ne lii baaxul jéem a xàll beneen yoon loolu di yàq bu bëri di perte temps bu bëri donc moo tax projet modernité bi mel ni luy tourner en rond alors que projet gouvernance mouride dafa mel ni loo xam ne moom progression bi c'est linéaire donc ci wàllu acteurs yi ma bëgg ñu considérer rek ñetti mbir maanaam nit acteuru gouvernance yi mooy lépp parce que nit doomu aadama mooy lépp dafa am benn kii bu ne moom dafay laaj lu tax réew mu mel ni Japon pauvre amul dara te japonais yi riche daal di développé ak lan moo tax continent bu mel ni Afrique richesse yëpp nekk fi te ba pare Afrique nekk continent bi gën a riche ba pare pauvre yi fii la ñu ëppee kon boo xoolee foofu lim ñuy joxoñ mooy doomu aadama yi qualité doomu aadama yi muy qualité acteur gouvernance yi dañ koy natt ci ñett benn bi mooy éthique ak valeur est-ce que donc boo nee éthique ak valeur li ngay laaj mooy est-ce que nit ñi yar nañu leen est-ce que am nañu ak yar beneen bi mooy compétence est-ce que am nañ compétence ak mooy savoir-faire boo ko waxee question bi ngay posé wu mooy est-ce que am nañ instruction est-ce que am nañ formation beneen bi mooy engagement est-ce que am nañ citoyenneté am nañ dogu ci li ñuy def ba bu ñu duggee dootuñu dellu ginnaaw te daf leen di jaral lu ne muy wàllu citoyenneté donc loolu ñu koy wax xitma xam naa ne beneen sama xarit bi jéey dina ci ñëw muy xitma ci yoonu murit ak li nga xamante ne ni tey moom la ñëpp di jooy ne maanaam citoyenneté amul foo dem ñu ne incivisme pourtant sénégalais yooyu di def xitma de ñoom la ñuy tuumaal ne dañu amuñu civisme ci beneen wàll wi donc muy ci wàllu éducation ci wàllu instruction ak formation ci wàllu xitma engagement citoyenneté ñaari projet yi dañu waroo carrément donc pour tëj nag waaw maa ngi bëgg a aviser mais damay tëj rek incha allah dafa fekk ne gouvernance bi buñ koy doxal dafa war a ànd ak paju aajo doomu aadama yi maanaam il faut que ñu répondre aux besoins matériels et immatériels des populations loolu c'est extrêmement important loolu nag li koy indi ñaar dina ko bu lële jàllee qualité ressources humaines yi ñu waxoon dafa am ñaar yoo xamante ne nii dafay am solo mooy li ma bëgg a tudde la compacité des acteurs est-ce que mbooloo mi ànd nañ def bennub say àndandoo di yëkkateendoo di tegandoo donc loolu gis nañ ci yoonu murit ci modèle de gouvernance bi ñu xool ci yoonu murit loolu daf caa am tey bu ñu wootee ab liggéey maanaam ñëpp ñooy riir ànd ca mais fële xaw na am problème beneen modèle de gouvernance bi xaw na am problème ndax lu ngeen mënti d'accord ne moo leen boole ci contradiction rek ngeen koy defee
maanaam buñ ne réew mi moo ñu ñor ku nekk ni ñuy fësale ne réew mi moo ñu ñor mooy dañuy contrante te ñu bokk bëgg-bëgg dañu war a bëggante donc bu fekkente ne nit yi dañu ne réew mi moo leen ñor donc dañu war a bëggante ku nekk boo xoolee bëgg réew bi nekk sa moroom day tax nga bëgg ko ni nga xamante ne ni dans le modèle de la gouvernance mouride noonu ngay gisee sa mbokku taalibe parce que yéen a bokk bëgg Sëñ Tuubaa si bëgg googu mu bëgg Sëñ Tuubaa nga daal di ko siy bëgg donc foofu dafay indi waroo donc maa ngi yamale fii waxtaan wi ndax du ñàkk ne sëñ bi soxla na micro am te maa ngi xababal te dañoo xaw a tardé di leen sant di leen gërëm jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima. ñi ngi leen di nuyu di jox kenn ku ci nekk wàccuwaayam di ko doore kon ci ki nga xamee ni mooy sëñ Cheikh Fatma mu sëñ Moustapha Bassirou di ko sant ci teewaayam fii ku nekk xam na ne kilifa gu mag la gu bari ay taxawaay ci yoon wi kon nag bu fi teewee xam naa ni bari na am na lu bari lu mu bàyyi ngir mën fee teew ñu ngi ko ci sant ci gunge bi di ko ñaanal yàlla mu dëgëral taxawaayam mu doon koo xamee ni fés na lool ci kuréel gi nga xam ne ni moom mooy Rawdu Rayaahiin nga xam ni ci yoonu murit moom la sëñ bi dénk muy saytu li jëm ci mbiru xam-xam kon nag bu fi teewee ak chapeau boobu wuyu na li nga xamee ni moo indi daje bi maanaam mooy ay kuréelu étudiants ak élèves yoo xamee ni dañoo nekk ci daara yu mag yi ba pare bëgg a féddali ak dëgëral seen wéeru ci njàngaleem Sëñ Tuubaa ak taxawaayu yoon wi yaakaar naa ni ñun ñëpp ku ci nekk loolu moo la fi indi ngir jàppale kuréel gi nga xamee ni mooy Mawahibou Akyasi ci liggéey bi nga xamee ni moom la ñuy def may yeggale nuyoo bi ci ki nga xamee ni mooy sëñ Mbay Caam nga xamee ni benn taxawaay bi mu fi taxawee mooy ñëw teewal fi ki nga xamee ni mooy Ibrahima Thioub directeur université Dakar di mbokku taalibe boo xamee ni bari na liggéey yu muy taxawee ci yoon wi loo xamee ni lu ci bari siiwut waaye ay taxawaay yu am njariñ kon nag Mbay Caam bu fekkee ñëw na fi ci turam ñi ngi ko ci sant di ko ci gërëm waaye yaakaar naa ni mënoon na fee teewee li nga xamee ni rek mooy symposium mooy président comité scientifique gu gàmmu Tiwaawoon ndax ku nekk xam na ne kuréel yi nga xamee ni ñoom ñooy organiser màggalu Tuuba gàmmu Tiwaawoon appelu Laayeen daje yi am Njaasaan ak yeneen daje yi am ci kuréelu diine Sénégal yi kuréel googu nga xamee ni moom mooy lëkkale comité scientifique yi moom ci la bokk nekk ci membre fondateur nekk ci membre bu am solo kon taxawaay boobu tamit ñu ngi ko ci gërëm di ko ci félicité muy li nga xamee ni moom la ñuy wax cadre unitaire de l'islam au Sénégal kon su fekkee dama war a wax ginnaaw sëñu Fàllu Mbàkke Cissé d'abord dinaa wax ci nit ki nga xamee ni moom la doon
présenter sa bopp xaj na yombul mais kon day daal di gën a yomb ci keneen mu def ko surtout nag koo xamee ni xam na ko ndax dëkk boobu ñuy wax Strasbourg fa la ñu daje ñun ñaar fanweeri at ca ginnaaw mu fay jàng ci benn université may jàng ca wet ga ci at yooya ba ñuy sos daayira bi nga xamee ni mooy Matlabul Fawzeyni bi tabax hôpital bi Touba at ya muy door fa la ñu fekk ñu sos fa daayira étudiant yi nga xamee ni ñoo nekkoon Strasbourg kon xamee gi yàgg na mu doon ki nga xamee ni mooy directeur exécutif Institut africain de la gouvernance muy benn institut boo xamee ni ay acteurs yu bari ñoo dajaloo ci Afrique daldi ne naka la ñuy def ngir tëggaat suñu gouvernance ba mu mën a lëkkaloo wala ba mu mën a dëppoo ak ni nga xamee ni noonu la suñuy société di doxee ak li nga xamee ni suñu société fonk na ko ci boppam kon institut boobu du institut bu mag la boo xamee ni am na relation ak Union africaine am relation ak système des Nations unies ak yeneen kuréel yi nga xamee ni ñoom ñooy saytu développement ci Afrique muy wone ne yoon wi bari na ay ressources humaines yoo xamee ni fépp la ñu nekk te mën a am njariñ ci jàngat li nga xamee ni moom moo jëm ci yoon wi kon suñuy ñëw ci contenu bi dañu wax gouvernance locale ak développement économique ma bëgg d'abord taxaw ginnaaw moom bu mu xóotalee lool jëm ci mbiru gouvernance ma yokk ci mbirum local ñi nga xamee ni nii noonu la àdduna bi tëdde tey mooy li ñuy tuddee mondialisation wala globalisation ku nekk nag xam na ne local liñ ko mës a jàppe mooy contraire global ñoo jàpp ne ñaar yi waruñoo mën a ànd waaye li fees mooy ndekete fu mondialisation yokke lëkkale nit ñi nga xamee ni ñoo nekk ci àdduna bi ci mbiru koom ci mbiru culture ci mbiru lekk ci mbiru naan bu loolu taxawee ci àdduna bi xaj na ñu bari dinañ ci gis seen bopp waaye it xaj na am na ñoo xamee ni duñ ci gis seen bopp moo tax fu mondialisation amee ba xóot ba sori dina am ay espace de résistance yoo xamee ni ci local bi la ñuy féete ñoom nga xam ni lii daw ba mel ni géej ba lu ko jege mu yóbbaale la loolu ñoom du leen yóbbaale kon le local nekk na loo xamee ni dafa dellusi daldi xewaat daldi nekkaat à l'ère du jour leneen li nga xamee ni bëggoon naa ci taxaw tuuti mooy li ñuy tuddee développement notion la boo xamee ni yaatu na fu ñu koy utiliser ak nuñ koy utiliser waaye ñu xam ne notion la boo xamee ni yàggul biñ ko fësalaatee ci àdduna bi ba mu law fépp
ginnaaw deuxième guerre mondiale kese la bi nga xamee ni réew yi dañoo guerre xeex entre ñoom ñu bari dee réew yëpp daanu ñu tëggaat ay institution internationale yoo xamee ni ñoom ñoo war a saytu reconstruction bi nga xamee ni moom moo war a am ci àdduna bi ginnaaw deuxième guerre boobu ci jamono yooyu ci la ko banque mondiale ak fonds monétaire international ak kuréel ya ñu bokk génne mu nekk concept boo xamee ni day indi ay classement entre pays dëkk yi nga xamee ni ñoom lañu ne j'insiste ñoom lañu ne ñoom ñoo raw ak dëkk yi nga xamee ni ñoom ñoo féete ginnaaw ñuy wax donc pays développés pays en développement ak pays sous-développés bi ñu concept bi donc di évoluer ba ginnaaw colonisation biñ nee jeex na ci année 60 yi développement nekk loo xamee ni ñun ñi di ay réew yu ñu ne dañoo ndaw dañ ñu ko tegal ne ñu fii ngeen war a jaar li nga xamee ni moom moo leen war a ñor mooy li ñuy tuddee développement mu doon concept boo xamee ni li mu wund bari na li mu ëmb bari na waaye xaj na li ma ciy fësal mooy ñoom daal jàpp nañ ni àdduna amul jeexukaay lépp lu fi nit di yëkkati war na koo jëmale ci yokk ay koomam yokk alalam ba bu waree mu xeex ak moroomam walla mu compétir ak moroomam walla mu créer ay guerre ngir mën a accéder ci ressources yi nga xamee ni ñoo koy may mu développer jaral na ko ko ñu mën cee jàpp tamit ne développement économique ñoom maanaam boo tuddee kon développement sa xel fi nga xamee ni fi lay dem mooy économique kon mu doon concept boo xam ne ñun ñi ku ci nekk war nga koo seetaat ci sa bopp seet ko ci projet bi nga xamee ni mooy projet suñu réew yi ba xam ndax lii nga xamee ni moom la réew yi nga xamee ni moom lañu dañoo développé muy pays occidentaux yi ndax li ñuy tuddee développement ñun moom la ñuy tuddee développement ñun tamit mu doon xalaat boo xamee ni ñu ngi leen ci invité ndax day déterminer li nga xamee ni nii moom mooy suñu projet bi sëñ Fallou di wax sànq maa ngi naan xaj na ci sama xel projet sëñ Touba moom xaj na Matlabul Fawzeyni mooy projet mooy la clé des deux bonheurs bonheur fii texe fii xéewale fii xéewal ca àllaaxira mu doon kon projet de société boo xamee ni moom la tànn moom la tëral moom la tarbiya moom la doxal kon ñu war a tamit interroger suñu bopp laaj suñu bopp ndax ñun ñi ngi ci projet boobu ba tey wala déet suñu dellusee ci li nga xamee ni sëñ Fallou wax na ko muy ay leeral yu am solo ci
gouvernance ci naka lañ ko xoolee ci àdduna bi naka lañ ko gisee ak approche yi nga xamee ni fésal na ko ci muy approche formelle bi ci approche formelle bi mu fésal ci ay xalaat yoo xamee ni ñu bari fi mu nekk nii ñi ngi koy xalaat ci àdduna bi muy suñuy réew yi ak sax réew yi nga xamee ni ñoom ñoo ñu gën a développé muy léegi lan mooy valeur ak sens bi nga xamee ni moom la ñu war a jox démocratie ndax démocratie day doon loo xamee ni élection dañ koy def di def campagne électorale ñi falu daa di dem ci yeneen taxawaay nekk ca ba élection jotaat ñu dellu si laajaat nit ñi seen baat ñu ne ndax loolu doy na ngir nit ñi nga xamee ni moom la ñuy toogal ndax loolu doy na ngir représenter leen foofa mu nekk loo xamee ni ba ca États-Unis tey ñu gis ab élection boo xamee ni président bi ñu fal li ëpp ci réew ma voté luñ ko ñu gis ne li nga xamee ni mooy koppar ku ko gën a barile yow yaay falu waaye du ne nit ñi yow lañ gën a bëgg wala yow lañ gën a wóolu ñu gis ay signes yu bari yuy wone ne démocratie boobu c'est une démocratie corrompue maanaam dafa yàqu ndax lim daan permettre maanaam mooy ab réew ña ko dëkke ànd ñoom ñépp jox seen baat kenn wax ko li ñu bëgg ca réew ma mu daal di koy jox seeni koppar jox ko seeni alal mu daal di leen di defal la ñu bëgg ñu ne kon loolu moo war a nekk démocratie ñu gis ne léegi démocratie yépp foo ci dem ña nga xamee ni ñoom ñoo ëpp xaalis ñooy falu ñi nga xamee ni nii ñoom ñoo gën a dëng ca réew ma ñoom ñooy falu kon ñu gis ne ndekete li ñuy wax démocratie nekkatul yoon wa mu doon kon pourtant loo xamee ni ñun dañ ñu koo tegal ne ñu amuleen beneen solution bu dul boobu ñu gis ne la nga xamee ni moom lañ ko ëmbaalee indil ñu ko bokk na ci li ñuy tuddee laïcité nga xamee ni dañoo ne lépp lu jëm ci mbiru diine na dandu toog ca wet ga ndax ñun ñi nga xamee ni àttewuñu suñu bopp ci mbiru diine ñu mën a doxal réew mi nga xamee ni ñun xeetu laïcité boobu moom la ñu donn moom la ñu France nàmpal moom la ñu def ci suñu ay constitution moom la ñuy doxalee suñuy réew mu doon yeneen question yoo xamee ni kenn mënu koo romb weesu ko waaye suñuy wax gouvernance locale ak développement économique mënuñoo ñàkk a wax li nga xamee ni moom mooy acte 3 décentralisation ndax fii ci suñu réew dañoo jàpp ne ñun ñooy xaj na ci décentralisation réew mu avancé lañ ñu gis ne ci mbirum texte ak ci mbirum tëralin bari na luñ ci matale waaye nag décentralisation boobu amul jeexital ci développement économique ci nit ñi boo xamee ni day amal njariñ nit ñi kon
mu doon question boo xamee ni képp koo xamee ni bëgg nga réew mi avancer te tegu ci yoon di nga ko régler suñu nguur gi tey ne ñu léegi dafay def li nga xamee ni moom mooy politique de décentralisation boo xamee ni ñi nga xamee ni ñoom ñoo koy doxal ci terroir yi la ñuy jóge ak ci territoire yi doonul loo xamee ni day jóge ca kaw ñëw wàcc ci ñoom waaye ñoom ñooy xool li nga xamee ni moom la ñu bëgg ñu fesal ko wax ko nguur gi doxal ko te ku ne gis na ne wax dëgg neex yàlla nii réew mi di doxe sori nañu loolu kon leneen li nga xamee ni bëgg naa ko ci fesal mooy li sëñ Fallou tuddee la confrontation des modèles de légitimation ñu gis ne réew mi li ëpp ci nit ñi diine la ñuy àttee seen bopp ci la ñuy wéeru ngir doxal seen àdduna mu am benn institution américaine boo xamee ni dafa def benn étude daal di fésal ne réew àdduna bi ginnaaw ba ñu nattee ba xool réew mu ne diine ban doole la am ci dundinu askan wa ñu natt ko fépp ci àdduna bi fu ci nekk ñu dem fa ñu ne ndekete Sénégal moo jël pay ci classement ba maanaam Sénégal moo jiitu ci réewu àdduna bi ci maanaam dundu nit ñi ni ci diine amee doole donc institution américaine bu am kàttan moom moo génne boobu étude ñu gis ne loolu bu amee naka la ñu mën a doxale réew mi au niveau local comme au niveau national te institution religieuse yi nga xam ne ñoo taxawee réew mi kenn ci teewul ci institution yooyu kenn ci xajaluñ la ci institution yooyu walla sax plus grave fu nit jógee ci institution yooyu ne day def politique walla day dagaan baatu réew mi ñu taxaw ni ko non fii du sa place kon ñu gis ne confrontation boobu entre modèle de légitimation lu xóot la suñu réew ma nga sosoo ca l'école ya yi nga xam ne ni ñun ñii ci lañ ñu jàngale ndax ku ci nekk ci ñun ba nga duggee l'école xam naa ni sa waajur xalaat na bu dee dugalu la woon daara balaa ngay dugg école naka ngay def ba jàng sa diine ci école ba tax tey jii réflexion bu ñu yëkkati ci réew mi jëmale ko ci mbirum éducation ñu ne il faut ñu dugal diine ji ci éducation xale yi ak mag ñi ci école yi ndax foofa fa la confrontation bi commencé kon bu ñu moytuwul ci réew mi ñu continuer di ko doxale nii bu ñu taxawee dinañ dem ba nga xam ni institution yi respect bi nga xamee ni moom la nit ñi war a am ci moom ak reconnaissance bi nit ñi war a am ci moom ak nangu kilifteef gi nga xamee ni moom la nit ñi war a am ci moom du ca am
mu doon enjeu boo xamee ni bëgg naa sëñ Fallou bu jëlaatee parole mu dellu si ci yan mécanisme wala yan solution la ñuy teg ngir ginnaaw suñu éducation suñu institution refléter plus fortement suñu ay réalité réew refléter plus fortement li nga xamee ni moom la waa réew mi ñi dëkke réew mi gëm man yaakaar naa ni corruption bi nga xamee ni moom ñi ngi koy tudd ak yàqu-yàqu bi nga xamee ni moom la politique yàqu ci réew mi loolu li ko indi loolu ci la bokk jeexital gi nga xamee ni dina ko amit mooy ci mbiru koom ndax nguur gi day tëgg li may tëgg ay politique banque mondiale di ko conseiller yeneen institution internationale di ko conseiller waaye waa réew mi moom li ñu xalaat ak li ñu gëm du ko jëfe du ko doxe kon loolu nekk na équation boo xamee ni tant que réglé wuñ ko suñu réew lii nga xamee ni def nañ ko ci sujet bi muy développement économique mu jaar niveau local wala mu jaar niveau national du am du dem li ñuy wax tey du dem loolu laa bëggoon a jeexale ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. bismillahi barka borom Tuuba. Avant de commencer de faire l'intervention qui porte sur le thème la gouvernance locale et le développement économique, le modèle Mouridia, permettez-moi d'abord de remercier le docteur Fallou Mbacké Cissé pour sa belle communication qu'il a pu partager avec nous. Et aussi le docteur Cheikh Gueye pour son intervention. Le thème qui porte la gouvernance locale et le développement économique, le modèle Mouridia, le débat sur la gouvernance a fait l'objet de nombreuses questions et la notion suscite des ambiguïtés et des confusions. Elle interpelle les sciences économiques et les sciences politiques. En sciences économiques, deux grandes approches théoriques se sont manifestées. Il s'agit de la théorie des contrats qui est développée par Williamson en 1981 et aussi la théorie de la régulation qui est développée par Aglietta en 1976. La première est une structure contractuelle de coordination des acteurs dans les relations économiques et la deuxième, elle apparaît comme une structure politique où l'État intervient localement dans la réalisation du développement économique local. En sciences politiques, la gouvernance désigne les formes de régulation de systèmes complexes. Et Kalman et Talman en 1997 plutôt, ils ont donné la définition de la gouvernance comme étant la capacité de sociétés humaines à se doter de systèmes complexes pour se gérer elles-mêmes. Cette définition permet de concevoir des modes d'organisation pluriels. La diversité des configurations organisationnelles et l'analyse des dynamiques économiques locales ont mis l'accent sur les mécanismes de coordination qui se construisent entre acteurs. En s'intéressant au local,
L'usage de la gouvernance permet d'analyser les modes d'expression, les formes de légitimité, les types de responsabilité. Au Sénégal, l'idée de la congruence entre le système économique et la gouvernance locale était efficace depuis la création des premières institutions communales d'Afrique noire. Dès lors, il était opportun de ne pas voir une connédie dans son fonctionnement. Mais aujourd'hui, la rationalité politique domine la rationalité économique et l'absence de définition de critères de développement économique et de réflexion confirme le caractère politique. Nous avons assisté à une limite de certaines doctrines qui sont le capitalisme, le communisme, le socialisme et le libéralisme. Face à la limite de ces doctrines classiques de développement et à l'échec d'interaction entre la gouvernance locale et le développement économique actuel, le modèle Mouridia apparaît comme un régulateur face aux besoins de spiritualité des sociétés. L'objectif de Cheikh Ahmadou Bamba à travers ces localités était d'instaurer la discipline et l'ascension spirituelle auprès de Dieu, jusqu'à ce que chaque personne puisse être compétente. Il leur enseignait le Coran, les savoirs livresques et leur permettait d'avoir des responsabilités familiales pour ceux qui en ont la tranche d'âge. Faire en sorte qu'ils puissent se livrer à quelque chose de licite. Il disait, celui qui veut d'ici une discrétion pudique, il faut travailler. Celui qui veut, au-delà de la clémence, il faut craindre Dieu. L'approche du développement économique par la Mouridia réside non seulement à travers un comportement d'éthique par l'éducation, mais aussi sur des principes qui sont la crainte en Dieu, le savoir, la discipline, le travail licite, la solidarité et le partage. Une bonne pratique de ces principes crée un environnement économique. La discipline des agents économiques qui sont les talibés permet d'avoir une efficiente propension de productivité. Et par l'effort du travail licite, en découle une production optimale. La notion de la rareté impose aux agents économiques un système de gestion défensive, car en effet, partager des biens rares signifie partager la pénurie, la rendre encore plus insurmontable, ce qui rend impossible l'apparition d'une richesse supplémentaire à économiser. Cependant, dans la doctrine de la Mouridia, le partage n'est pas un calcul, c'est une donnée. Qu'il passe par certaines catégories sociales est une donnée constitutive de la société humaine. Grâce à la solidarité, le capitalisme, l'égoïsme et la maximisation de l'utilité individuelle disparaissent et tout échange est efficace et efficiente. La solidarité ne doit pas être seulement comprise comme le triomphe des sentiments moraux,
elle est également un mode de survie bien plus efficace que l'égoïsme dans des situations extrêmes. Ainsi, l'égoïsme est devenu une manière commune de gérer les ressources rares. La crainte et l'adoration en Dieu donnent une satisfaction maximum qui s'oppose à l'optimum de Pareto sur lequel seul le marché est capable de fournir à la société ce maximum de satisfaction. Il faut savoir que le développement économique doit être accompagné par un environnement juridique. Dans ce cadre, l'activité économique est dépourvue de toute manipulation qui peut être source de tension. En conclusion, on peut dire que le modèle Mouridia est non seulement un régulateur manifeste, mais aussi le socle du développement économique. Et Cheikh Ahmadou Bamba nous recommande à appliquer ces trois fondamentaux pour une bonne gouvernance, qui sont al-ilmu, wal-amal, wal-adab. Jërë ngeen jëf baleen waaq. A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana Muhammadin abdillah sallallahu alayhi wa sallam wa aalihi wa ashaabihi ajmaïn. bokki jullit, bokki réew mi, ñu ngi leen di nuyu jullit ndax looloo ñu fi dajale. di leen nuyu yéen ñépp ci turu professeur Ibrahima Thioub muy recteur bu université Cheikh Anta Diop de Dakar. ba àjjuma ci suba bi ñuy def réunion de coordination dafa jàppoon ne moom ci boppam mooy ñëw fekke lii ndax da ngeen ko cee invité ngir seen mbaax, mais moom dafa jàpp ne ci la bokk ndax bu ñuy waxtaan ci suñu biir ci suñuy jaar-jaar ñun ñi séq cabinet bi dafay wax souvent ne moom xawma kenn mais moom mënta rëcc sëñ Touba ndax da ko judduwaale. bokk na ci màndarga yi photo boobu nga xam ne moo gën a siiw ci sunu sëriñ sunu waajur maam Cheikh Ibra Fall mu taxaw am ay mag yu nekk ci gannaawam lu mel ne ab baraag, mu mel ne dañoo taxaw ci keppaaru baraag. léeg-léeg bu ko gisee daf may wax kii ci taxaw ci gannaawam Cheikh Ibra Fall moo jur sama baay mu jur ma. waaw nee na mag ñooñu séq sëñ Cheikh Ibra Fall kenn ci ñoom mooy maamam moo jur baayam. donc moom dafa juddu ci taalib, mais gannaaw juddu ci daf koo gëmit ndax c'est un professeur titulaire des universités, mais day wax ne du daraja du xam-xam du benn pas-pas boo xam ne mën naa ëpp ci man nekk ab taalib, ba pare daf koy vivre. kon bu ñuy def un congrès scientifique des daayira murit des universités mu fekke ko dafay rafet, mais dafay nekkit tegtal ci gëm-gëmam, mais jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam. ajjuma ci guddi dañ ko tàgge rakkam ju jigéen ju mu bokkal benn bay. samedi ci suba ñu xëy yóbbu ko Touba jébbal ko
li mu yaakaar war koo saraxal tey ci seen dëkk ci wetu Mbuur donc loolu tax ñëwut bi loolu amee bi ñu taxawal délégation université cabinet biy dem ca dëj ba mu ne ma yow doo ci bokk da ngay dem fekkeel ma congrès des confédérations des daïra mourides des universités su ko defee ñu xam ne waroon naa fàtte looloo taxawal suñu tànk yi muy tànki pas-pas ak tànki yaakaar ndax yàlla daf ñoo dénk ndénkaane loo xam ne ci liggéey ñun xam nañ ni mu toll ci dayoo ci yor réew mi maanaam béréb yi nga xam ne fi la ñuy tàggate ñi nga xam ne dañuy njort ne bu ñu génnee te tàggat ba am jaar ci yoon ñi ëpp xam-xam ci réew mi ci la ñuy bokk muy université yi ñu gëm ne bokk na ci tabax xam-xam bu rafet buy jariñ pas-pasu diine ak gëm-gëmu diine donc bu fekkee ne daayira yi murida yépp ci université yépp dañoo jokkoo ñun ñi yàlla laxas ci suñu baat gouvernance université yi pour emprunter le concept de Serigne Fallou dañuy sawar ci fekke ko bokk na ci yaakaar ji nu yëkkati université yéen ñëpp xam ngeen ne béréb bu xam-xam la béréb bu tàggat la mais béréb bu coow la loolu nag université Dakar inventé wu ko université ci àddina bi yépp noonu la ñuy doxe ndax foofu boroomi xam-xam tase xam-xam yi dañuy fenqalikoo di génne li gën ci ñoom muy indi ay jafe-jafe or ñun ñi yàlla teg ci suñu loxo université yi en attendant d'autres responsables dañoo gëm ne comme coow li mënta ñàkk comme jaxasoo bi mënta ñàkk bu amee ñi yore université yi ci sukkandiku yu ñuy sukkandiku bokk na ci ñi nekk ci biir université bi di jàng walla ñuy liggéey te gannaaw kilifteef ak université yi ñu am geneen kilifteef feneen or kilifteef yooyu bi ñu ci gën a yaakaar mooy ñi nga xam ne dañoo laxasu jox seen bopp nitu yàlla ànd ak moom te loolu mooy taxawaayu daayira ba tax na gëm nañ ne daayira yi ci biir université yi c'est des éléments de stabilité de l'espace universitaire daayira yi bu nekkee ci université yi dox ni mu war a doxe dafay bokk ci structure de gouvernance des universités bokk na ci yi nu gëm ne daayira yi bu ñu taxawee ci université yi dox ni ñu war a doxe day yokk taaru université yi ci kaw bu nu examen ñun gëm nañu ne étudiants yi ci biir université yi nga xam ne dañoo bokk ci ay kuréeli daayira bu ñu doxalee nañ war a doxalee seeni examen dafa war di bokk ci examen yi gën ci résultat ndax gone yi ñu fekk ñu yëkkati ay xasaayit fi nu jaar ba jàng loolu ba mu dugg ci seen biir bu ñu xamee ak bi ñu xamut li muy def ci ñoom ci njeextal ñi am xam-xam xam nañ ko ba tax ne am nañ ci yaakaar bu rëy di leen ñaanal li ngeen di sumb nii li ngeen ci séentu yal na yàlla defal leen ci lu ëpp seen càkkute bu loolu wéyee ma am nag man ci sama bopp mbégte mu rëy ci taxawal fi université de Dakar mais li ma wax recteur bi ma waxee bu ma yónniwutoo nit ma war a sawar ci ñëw fekke ndax bokk na ci responsabilité yi yàlla laxas ci sama baat depuis 2011 man maay président du comité scientifique du gàmmu de Tivaouane at mu jot bu ñu dëgmalee gàmmu Tivaouane ci ndigalal xalifa bii fi toog te mu joxoon ñu ko avant muy nekk xalif dañuy dajale ay borom xam-xam proposer ay thèmes de discussion dajale leen ñu waxtaan ci buñ paree jébbal résultat yi la xalif ñu door a tëj burdu bi taxawal gàmmu Tiwaawan te loolu bari na ci ñi koy fekkee ci kër maam borom Touba nga xam ne kon fu ñuy waxtaanee waxtaanu science ak xam-xam
jëmale ko ci tarixa yi ñun ci suñ bopp war nañoo sawar di fa bokk. ba pare nag mu boole yi ñuy waxe aussi nag mbégte bopp boo xam ne ci ñun la aju, ndax ci cosaan dama koy fàttali toujours saa yu ma toogee ak boroom xam-xam yu mel ni di yëkkati ci diine ji ci biir réew mi di wax ne war nañoo seet jàngat xeeñtu ni mag ñi doon dunde lañ doon dund ci seen biir mu may leen ñu tabax fi li nga xam ne ban fi jógeek léegi ku ci nekk ci ñoom mi ngi bëgg am téeméeri at wala 95 ans ku mel ne maam borom Touba te muy gën di dëgër di gën a jëm kaw. dafa am lu ñu defoon ci seen biir mu di nawloonte, mu di yëgante, mu di ku nekk sa cërëb moroom gënal la sa cërëb bopp ci yàlla. man nag li may wax toujours dama cee am màndargam bopp, ndax dëkk ba sama ay waajur cosaanoo ca Jolof ñu di ko wax ngeet. boo jógee Touba jëm daara Jolof booy dugg daara moo nekk ci sa càmmooñ, soo ko jotee daw 1 kilomètre dugg Touba. dëkk boobu nitu yàlla bu baax bu ñuy wax maam Góor Saane Ñang moo fa sanc ci ndigalal Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu, mais bokk na ci yim bay ci cosaan ci dëkk ba moo di moom ku bokk ci moom soo taawloo góor sëñ Tuubaa nga koy tudde. ku bokk ci Góor Saane Ñang boo taawloo góor sëñ Tuubaa nga koy tudde. kee fa nekk tey di xalif maam Góor Saane ñu di ko wax Cheikh Fati Ñang mooy taaw Alaaji Bamba moom tudde woon sëñ Tuubaa, ndax bi mu taawloo góor moom Góor Saane dafa yónnee Tiwaawan wax Seydi Hadji Malick mu def ci ñaan ak ndigal, mu ñaanal ko ba pare ne ko mottali ko sa kóllëreeg sa mbokk mi ci Touba, mu tudde ko sëñ Touba muy Alaaji Bamba mooy taaw. Cheikh Ahmad Tidiane la ci teg ak Alaaji Usmaan ci góor. loolu mooy suñ cosaani dëkk ba ci man mii di wax ak yéen Sëriñ Bamba lañ tafli ci sama nopp biñ may tudd. may caama nekk samay kayit mais Cheikh Ahmad Bamba lañ tafli ci samay nopp biñ may tudd. sama ndey le 18 février 2015 laa ko denc ba bi muy dugg ci bàmmeel su ma nuyoo Ahmad Bamba la may wuyu xam ne loolu lañ tafli ci sama nopp. yooyu rafet nag bu amee nit ñi dañ ko war a xam, suñ ko xamee ñu di ko jëflante ci seen biir, ndax mag ñi fi nekkoon ñoom ak ñi fi nekk tey xam nañ moo tax ñuy doxal ni ñuy doxale. ba tax na bu ngeen di taxawal lu mel nii ku mel ne man day sawar ci fekke ko, ndax man li ma fekkee maa ko moom. léeg-léeg étudiants yi may jàngal université dama leen di wax tijaan yi moom mën naa leen a baal, mais étudiant murid yi yéen da may jox addiya. waaw yéen murid yi moom da may jox addiya parce que seen sëriñ la. ñu rek ko rafetlu ñu di ko dund ba tax ñi ngi ñaan ci kattanu yàlla subhanahu wa taala, ci kattanu ki ñuy roy ñun ñëpp te mag ñi joxoñoon ñu ko muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lii ngeen sumb yàlla na ci yàlla def lu ëpp seen càkkute ci xéewal ak njariñ lu ngeen fekke te tal ko. di wax ne recteur université fekkewut lii, mais bu lii wéyee ba jàppandal kuréel gi lañ doon ñaan toog ak moom waxtaan ak moom, bu soobee yàlla buñ ci àggee bu ngeen jaaree ci man du ñàkk ñu mën a toog ak moom seet nan lañ mën a taxawale ay kuréelu collaboration yoo xam ne ëllëg ak si biir li ñu namm ci lu baax ci université bi da ngeen ciy bokk. leneen bu safaan ñëwee buñ ko bëggee faj ñu boole leen ci ñu seetandoo ay solution. allahumma salli ala sayyidina wa sallim.